tey jii dañu ñëwoon participer ci xew-xew bi nga xamante ni xew-xew bu am solo la bi nga xamante ni mooy jëmbat garab bi nga xam Demba Diop Sy honorable Demba Diop Sy moo ko initié indi ko tey fii ci Tivaouane ànd koog le ministre Ali Aïdar ñu koy remercier bu baax a baax waaye lii mu def tey wane na ni attachement am ak bëgg Tivaouane parce que ku ne xam na ni Tivaouane at mu nekk wala weer wu nekk day recevoir ay pèlerins yu jóge fu ne ci àdduna bi te bu ñu sañoon bu ñuy ñëw ci dëkk bu tedd bi dañuy ñëw fekk fi dëkk boo xamante ni dëkk bu neex a dund la dëkk bu am péex la dëkk boo xamante ni di nga fi ñëw def sa jaamu yàlla ni nga ko bëggee dem moo tax garab yi ñu jëmbat tey waxuma rek dina am en tout cas cadre bu rafet bu muy indi waaye dina tax nit ñi mën a di am ay garab yoo xamante ni dinañ ci mën a jëfandiku ndax am na ay meññeent yu ci am te loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ne lu am solo di invité population Tivaouane rek ñëpp nga xam ne nag bu ñu ko jëmbatee li ci gën a am solo mooy suivi kon nañ ko toppatoo di ko arrosé di ko suuxal pour que fii ak at képp ku dugg si waat Tivaouane di nga xam ni Tivaouane changé na Tivaouane véritablement nekk na une ville verte. ñu dañu ñëw fii Tivaouane ñu bëgg Tivaouane naat ñu indi fi ay junni garab cosaanu Tivaouane ñëpp xam nañu xay la ak mango ñu indi fi ay junni garabu mango junni garabu xay ba pare nag ànd ak moom ay garabu coco goyave corossol limon ak yeneen xeetu garab yi nga xam ne nit ci dañ koy soxla toujours léegi waaye bi ñu ñëwee fii Tivaouane suñu mbëgte mooy dañ fi fekk ay moyens ay jeunes yu mobilisés honorable député Diop Sy jël na fi lu toll nii 200 xale di leen fay par weer pour ñuy toppatoo garab yi di ko arrosé am na benn camion citerne bi nga xam ni day am ndox am na ay gabion moyens yooyu yëpp nag moo ñuy jox ñul assurance garantie ni garab yi dinañ dund et donc bëgg nañu tamit après Tivaouane ñu dem Saint-Louis après Saint-Louis ñu dem Touba ñu dem Kaolack ñu dem ci dëkk yi ñu woo yëpp pour que Sénégal naat jot na pour que ñun ñëpp ñu taxaw ànd jàppale suñu bopp pour Sénégal naat ndax suba suñu doom yi bu ñu màggee kontaan ñu xam ne ñun def nañu suñu waar merci. bon maa ngi nuyu ñëpp di leen remercier ci seen teewaay di rafetlu aussi mobilisation xale yi ak seen cawarte ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def lii bëgg-bëgg la boo xamee ni bëgg-bëgg sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine la woon bëgg-bëgg Pape Malick Sy la woon bëgg-bëgg xalif général bii nekk fi tey ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg la woon ak bëgg-bëgg soxna Sophie Sy bu soxnawu Serigne Maodo Sy nekkoon ay problèmes yoo xam ne dañ ko daan waxtaan ak man tous les jours te à chaque fois bu ñu ma waxee rek man leen dañu xaar bés kanam yàlla def nag may dox di ci lijjanti ba dajante ak Ali Aïdar mi nga xamee ni maa ngi moom ñoo bokk dëkk plateau mu ne ma daal dama sañoon li nga xam ne moom nga bëgg ñu àndandoo ko mu nekk sama bëgg-bëgg bopp man tamit ma waxtaan seeg moom ba ñu d'accord si ma ne ko bu dee noonu la mun a ma ne ko léegi da nga may wax lan mooy condition mënu ma garab saxal ko rek du dara saxal dafa am suivi am entretien suivi ak entretien boobu bu fekkee mën nga ko garanti loo bëgg man mën naa fexe ba nga am si loolu si garab loolu moo indi man tamit ma ne ko loolu mën naa ko bu dee camion boo xam ne citerne la boo xam ne mooy arrosé garab yi am naa ko pour jënd produit am naa ko pour defar gabion yi tamit danaa ko mën xale yi nag pour que garab yi mën a nekk en place tout le temps ba nga xamee ne que dem nañu ba nekk en maturation loolu moom vraiment danaa ci def sama kéemtalaay taatam di leen fay tous les mois ba garab yi ak en maturation muy presque 18 mois la ñu waxoon wala 12 mois man leen l'essentiel tant que garab yi joxaguñu meññeent pour man dañoo war a fay xale yi ba keroog garab yi di indi rentabilité bi ñu bëgg loolu moo tax ñu indi ay garab meññeent c'est-à-dire garabu koko yi ñu indi dafa am meññeent du garabu koko boo xam ni day nii rek pour la verdure y a la verdure mais yow aussi économiquement aussi day relever waat encore niveau dëkk bi parce que nit Tivaouane amul industrie amul commerce amul marché bu mag amul dara donc looy mun def mooy ci suuf si rek nga mun a fexe ba xale yi li nga xam ne moom nañu am ñu am ko ci suuf si bi ma si waxtaanee ak sëriñ bi ne ma kat bu ma sañoon garabu xay ñu def ko aux alentours ànd ak koko yi mais aussi ñu def fa mango bu bari Tivaouane ku mës a ñëw gàmmu ay mango nga fi fekk mais Tivaouane amatul mango amatul dara donc vraiment mu nekk loo xam ne daf ko woon méttitlu ma wax loolu tamit ñu boole ko ci biir wax ji bi ci loolu boole tamit ñu ne du ñu yem si mango rek dañ def mango mais nañ jëlaat yeneen garab ñu jël ay corossol ay goyave ay citron parce que yooyu yëpp ay garab la yoo xam ne day indi meññeent te meññeent bi dafa am valeur
actuellement kenn ku ne xam nañ citron xam nañ la mooy valeur bi kooku it ñëpp xam nañ la mooy valeur bi donc loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko def pour économiquement aussi dëkk bi xale yi am loo xam ne dinañ ci mën a jàpp même bu ñu organiser bu ñu leen di organiser après ñuy am ay champs d'arbres fruitiers on le fera loolu la ñu bëgg bu ko defee dëkk bi yëpp ñu xam ni que dañ ko def pour l'intérêt des jeunes de Tivaouane def ko pour waa Tivaouane au moins kenn ku ci nekk gis si bopp ci li ñuy def nii loolu mooy idée bi loolu mooy xalaat bi defaraat dëkk bi fexe ba dëkk bi ñu fexe ba dëkk bi li nga xamee ne que moom la ñuy def yëpp dëkk bi mu naat ba pare am loo xamee ne que bu ku dugg si Tivaouane xam ne Tivaouane changé na loolu mooy vraiment but réel bi defar ko ba nga xam ne gàncax bi dina yokk aussi sur le plan de l'environnement ñu am ci loo xam ne amul si benn dëkk au niveau du Sénégal loolu moom mooy taxawaay bi. noonu balaa may commencer maa ngi présenté maa ngi tudd commandant Ibrahima Diakhaté chef de secteur des eaux et forêts de Tivaouane tey dañ fee ñëw pour gunge honorable Gouye Sy ak agence pour la reforestation mais pour leen wax leen ni rek dañ fee ñëw tamit teewal les plus hautes autorités du service des eaux et forêts dans le cadre de cette cérémonie. fàttali leen nag tamit que balaa ñuy ñëw fii service des eaux et forêts ak municipalité def lañ fee déployer benn programme de reboisement boo xam ne 7 kilomètres mooy tali bi wër Tivaouane mooy xay yi ngeen gis ñu taxaw xay yooyu nag pour ñu toog fii dafa fekk il y a eu un suivi rigoureux du service des eaux et forêts nuit et soir dañ leen di arroser fajar geeg ngoon gi dañ leen di arroser moo tax tey ñu fekki Gouye Sy tamit gis na loolu xalifa bi tamit jox ñu ndigal gi ñu jox ko ndigal aussi ñun tamit dañuy ñëw tamit jàpp ci nit ñi defee ba xay yi teg fi noonu lañ fas yéene leen jàppale ba aussi garab yi des fi incha allah te di leen yëgal ni ko eaux et forêts ba mu yëgee programme bi autorités yi jox nañu ay instructions claires on a mis tous les moyens humains et matériels pour la réussite vraiment de cet événement loolu laa amoon ci leen wax di leen gërëm di leen sant je vous remercie. man li ma yitteel rek mooy Tivaouane na jàkk Tivaouane na rafet Tivaouane na gën si dëkk yi nekk Sénégal yëpp loolu rek mooy sama mbébét loolu mooy sama bëgg mais comme dañu dénk projet bi nit muy Mansour Sy bu Khalifa Baye Mbacké moom laay bàyyi leen wax parce que moom moo yore projet bi moom laa ko dénk kon li ñu des yëpp Mansour moo koy wax mais man maa koy wax je vous remercie. Mansour nag gisuma ko woon mais Mansour sama baay la ndax maam Khalifa Sy Baye Mbacké ku nekk xam na li mu mel ci kër gi maam Mbacké Sy tabarakallahu moo jullee maam Cheikh Hadji Baye maam moo jullee sëñ Babacar Sy donc ñun des nañ ci maam Khalifa ba pare moom muy sama baay. dañuy nuyu suñuy kilifa yi ñu fekk seen baax ak seen modeste moo tax ñu ñuy présenté comme waajur waaye tey ñun ñooñu moom parce que suñuy baay suñuy maam dañoo jaayante woon ak Cheikh Seydil Hadji Malick ndax tomb bi kat ci kaw Cheikh Seydil Hadji Malick la nekk ba keroog ñuy dee seeni taalibe la ñuy doon Serigne Habib Sy ñu ngi lay ziar di la wàccoo sa wàccuwaay di nuyu bu baax Serigne Moustapha di ko ziar bu wér di teg suñu nuyoo bu ñuy yóbbante Cheikh la khalife général des Tidianes yàlla na ko yàlla dëgëral saxal ko fi mottali ay projet am ci Tivaouane di ko teg seeni loxo di nuyu monsieur le maire de la ville di nuyu monsieur Ali Aïdar moom mi nga xamante ne suñ gan la di nuyu nag honorable député monsieur Demba Diop Sy di nuyu imam yëpp nag projet bi projet bu noble la boo xamante ne mën naa wax ne monsieur l'honorable député Demba Diop Sy moo ko décroché si aide Ali Aïdar ñu prévoir implanter 15 000 plantes autour de Tivaouane et environ c'est-à-dire axe bi ñu nekk mooy axe bu mag bu wër Tivaouane si ndigalu xalifa bi parce que moom lañ defar rencontre moo ñu jox directive yi nga xamante ne moom la ñuy topp mu ne fépp fu wër Tivaouane di tali di yoon nañ ko délimiter ak ay xay parce que dafay am suivi parce que tey jël nañ 300 jeunes comme employés 300 jeunes yi nag sëriñ bi ñu ngi lay seeréer monsieur Demba Diop Sy jël na 300 jeunes ci Tivaouane kenn ku nekk moo lay fay si xaalisam weer bu dee d'une rémunération de 50 000 francs. xam nga loolu du lu tuuti jeunes yooyu noonu quartier bu ne au minimum am nañ fa 10 personnes 10 personnes yooyu la ñuy responsabiliser
ñu dugg ci kër yi xam kër yu bëgg garab surtout mango ak yeneen fruitiers yi ñu jàngal leen nan lañ koy sampal leen ko ba pare toppal leen suivi bi en même temps àndaale ak 15000 pieds yu ñuy wërale biir Tivaouane pour ñu topp ko gëm naa ne suñu soo leen seen ñaan su ci amee d'ici 1 an ku ñëwaat Tivaouane di nga gis Tivaouane une nouvelle ville verte incha allah loolu mooy seen projet soo leen ñëwee taxaw dinañ leen wax yëpp di sant nag ñëpp ñi nga xamante ne moom lañ àndal di ko liggéey conseil communal ñëw na les Mangous ñëw nañ Croix-Rouge aussi ñëw nañ mais surtout nag waa Miraille Verte boobu ba tey ñoo ànd ak ñun defal nañu des formations parce que ñëwuñ rek dem liggéey jël nañ 3 jours de formation def nañ théorie def nañ toole def pratique def nañ lépp même formation yi Demba Diop si danoon fay xale yi pour bañ ñu tardé dara si mujjee si waa Eaux et Forêts xëy na programme bi yéex nañ ko yëg mais dépp buñ ko yëgee ba tey nelawatuñ yendalatuñ démb ñu ak ñoom ñoo nekk ba presque 21 heures pour xool tey nan la ñuy organiser journée bi ñoom tam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm en grosso modo ñu ngi sant bu baax ñëpp mais nag mention spéciale à Demba Diop Sy mention spéciale à lui parce que buñ commencé léegi suñuy xool luñ génnee si wàllu dépense bari na trop si ay millions donc sëriñ bi kàddu yaa ngi noonu di jéggalu bu baax a baax nag asalaamaaleykum. ak mbokk yi ñu àndal yëpp ñu teew fii teewal fii xalifa bi sëriñ Babacar Mouhamadou Mansour ak ay rakkam ak njabootu Maam Cheikh El Hadj Malick yëpp ku ne xam na ni lépp loo xam ni ñor na dëkk bi ci wàllu naat ci wàllu développement dafay ñor xalifa bi rawatina nag doomam ji di Diop Sy nga xam ni itteem yëpp mooy lu jëmale kanam ci Tiwaawan te booba ba tey ci loolu rek la ma sa wax ay at dinaa dem ci wàllu social bi lu jëm ci wàllu nit ñi lu jëm ci wàllu dëkk bi kon bu dee def lu mel nii dafay soxal xalifa bi tey bu fekkoon tànkam woyof mooy ñëw ubbil ko loolu bu fekkee tànkam diis képp ku mu jëkk a jot ci njaboot gi rek parce que ñi fi taxaw ñëpp kenn ku ci nekk li nga jiite for na kon ñi ngi ñaan daal démarrage bi yal na ci yàlla def ndam li mu ci yéene moom Diop ci taxawaay ci biir dëkk bi yal na ko ci yàlla jàppale yàlla def ci réew mi jàmm def ci Tiwaawan jàmm yàlla bu fi yaakaar tas ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fi jamono toll ku ne xam na ni jamono laajul lii ñuy def nii waaye nag circonstance oblige loolu moo tax ñu ne woon rek dañ ñëw yéen gis ñu ba xam ni xalifa bi nee na lépp loo xam ni Diop ñu ngi ciy taxaw rek dina ko ci ànd ceeg moom loolu rek moo doon kàddu yi ngeen gis ñu xam ni lu mu nekk ñoo moom ñoo ciy bokk rek rawatina lu soxal Tiwaawan yal na yàlla barkeel. Apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tidjane. Suivez Asfiyahi TV Leeru Tivaouane sur www.asfiyahi.org. Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store.